No Limit Art TV, la télé de la nouvelle génération. Nouvelle édition sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. No Limit Art. No Limit Art. mbokk yeeg xarit yi safo seen télévision No Limit Art TV yéen a ngi seen émission préférée No Limit Art tey ñu ngi biir Grand Yoff quartier Gazelle seet si ki nga xamante ni mooy le chef du quartier maanaam le notable du quartier war a waxtaan ak moom ci goxam naka lay demee moom ni mu ko yoree ni mu nekkee ak ay dëkkandoom ak ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci biir gox bi ma lay nuyu chef de quartier di la laaj tur beeg sant bi ak fii mooy fan. bon tur beeg salaamaaleykum wa rahmatullah tur beeg sant bi Mouhamadou Wade la ñu ko gën a xamee ci Médine Wade di délégué de quartier à Grand Yoff quartier Gazelle ici waaw ni ñu ko yoree nag mooy xëy na ñu ko mag ñu yoree woon rek pencoo lépp seen biir quartier bu ñu demee bu ëpp loxo ñu jël yóbbu commissariat bu fekkee aussi tamit yóbbu nañ ko commissariat aussi tamit leel li bu fa yeggee day fekk peut-être dem nañ ba mënuñu déggoo mais man ku mel ni man moom naka jekk damay naan sax toujours ñun waruñu xaar ba nit dem commissariat problème bi dafa war di jëkk di jaar si ñun comme tey 1 2 3 rek mu def convocation ñëw indi nit ne problème mu quartier mais ñun yàlla defal luñu sutura nag problème bu fi ñëw wax dëgg yàlla ñu toog ci waxtaan ci penco ci comme ni ñu ko daan defee yàlla defal ñu si barke juboo am loolu xam nañ ko ci quartier bi. fii Grand Yoff Gazelle comme ni ñu ko waxee donc kii di dëkkandoo nekk ci biir quartier bi tey nag comme que ci chef de quartier la ñuy wax moom mu dëkk ci biir gox bi donc dañ koy laaj soxna si na nga def tur beeg sant ba naka la. maa ngi fi Abdou ça va yaa ngi ci jàmm. ñu sant bu baax Aminata Sow la. Aminata Sow dëkk Gazelle ñu lay laaj ci chef de quartier bi nga xamante ni mooy Médoune lan nga xam ci moom yan témoignage nga mën a def ci moom. non tonton Médoune moom xamuñu si moom lu dul baax ak yëg nit ndax bu ko neexoon mu nekk chef de quartier di romb nit yi du leen niw ku dem wax ko sa soxla mu lijjantil la ko ku am problème ci koñ bi wala nga am kayit boo war a lijjanti da ciy taxaw ba mu sedd baax rek lañu xam ci moom daal di ko ñaanal yàlla na yàgg ci chef de quartier bi mu doon. amiin 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 waaw loolu am na solo témoignage yooyu nga def am na solo mais dëggantaan ko yéen a ngi gis seen bopp ci moom ni mu nekkee chef de quartier gox bi. macha allah ñoo ngi gis suñu bopp moom franchement xoolul ndax fii nit ki ci quartier bi la dëkk wala dëkku fi. lépp lu mu warloo ak yow dala koy defal danga koy soxla léegi déplacé ko barki Serigne Touba mu doxal la lépp soo soxlaa kayit ci moom nga dem mu lijjantil la ko ba mu normal tonton Médoune kay dañ koy ñaanal rek yàlla na yàgg ci chef de quartier bi. amiin 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 mbokk yi ak xarit yi donc loolu la tey micro territoire la ñu laajte lan la nit ñi xam ci seen notable de quartier ñu gën ko xam ci chef de quartier Médoune ñu ngi fii Grand Yoff Gazelle comme ni ñu leen ko waxee. waaw loolu rafet na par rapport ak comme ni ko chef de quartier waxee donc problème bu ñëw dinañ toog waxtaan ak waa quartier bi loolu rafetal na ko donc ñu amaat beneen question boo xamante ni peut-être mooy doon sama deuxième question quartier bi dañu gis ni am na bépp xeetu ethnie ñooñu nan ngay dundee ak ñoom bu problème amee entre ethnie ak ethnie xam nga naka ngay def ci communication ba yàlla def mu sedd avant ñuy dem police comme ni nga ko waxee. alhamdulilah merci waaw loolu dafa fekk nañu juddoo fi yàlla def ñu màggee fi. ñu nekk fekk ethnie bu nekk tey mun naa ne loolu ñëpp xam la façon xeet bu nekk ñu ci biir Grand Yoff bi découpage bi ni mu toll façon xeet bu nekk ngi fii mais yàlla dimbali nañu comme niñ ko daan defee parce que nit mënuma da ngaa jéemul mais yàlla def na problème nu mu mën a toll bu ñëwee suñu loxo ñu réglé ko te buñ ci toogee du mujj commissariat tey buñ duggee ci biir su ma doonee convocation ma yor tey yëpp ay annulé la yu ma fi yor yëpp fii lañ koy lijjanti waxtaan ci te ay ethnie lay doon ñoo xam ne bokkuñu xeet yi bokkuñu mais bu ñu yegsee rek yàlla defal ñu sutura jàmbar nag amul ku yàlla dimbal rek am. dëgg la ci loolu nag dañu yàlla dimbalee luñ ci jéem rek yàlla jàppale ñu. No Limit Art. wax na si na nga def. waaw maa ngi fi. mbaa yaa ngi am jàmm. jàmm rek. waaw dafa mel ni ci natt laa leen fekk de yéen a ngi dugal xaalis bi de mbaa yaa géré bind bi quoi yaa secrétaire général bi. waa gis nga. ah ok waa tey nag seen télévision bi ñu naan
seen télévision moo leen seet si woon ñu gën koo xam ci No Limit Art TV ñu doon def émission doon def interview ak ki nga xamante ne mooy seen notable de quartier Médoune ñu bëggoon ngeen def quelques témoignages ci ki nga xamante ne mooy le notable du quartier Médoune. loolu boo ñu ci laajtee dañ ciy sawar ndax Médoune suñu nijaay la déjà moo ñu yar ci koñ bi donc lu ñu mën a wax ci moom bari na ndax déjà nekk na koo xam ne coiffé na ñëpp amul xaaj ak seen ci kenn def na ñun ñi mu def ñu rakk def ñuy jarbaat ñi mu war a jox cër mag tamit jox na leen cëru mag ñi mu waroon jox cër yaay jox na leen cëru yaay donc moom daal témoignage bu baax rek la ñu mën a am ci moom que aussi di ko jaajëfal ci taxawaay bi mu am ci quartier bi te di ko wax aussi na continuer ci loolu noonu ndax jeune la te c'est pas facile jeune buy diriger quartier parce que daf fi fekk moom it ay nijaayam ay papam donc suñ ko confier loolu noonu c'est parce que am na fu ñu ko teg am nañ considération ci moom te loolu jikkoom ak yaram moo ko may voilà loolu lañ mën a wax ci moom daal. waaw kàddu yi rafet na trop mais par rapport ak li nga xamante ni mooy souvent dañuy gis coow day am ci biir quartier ñaari dëkkandoo wala ñaari kër yu jàkkaarloo wala ay nit ñoo xamante ne ñoo dëkk ci biir quartier bi am ay problème donc mu war a dem police léegi balaa muy dem police ci chef de quartier la ñu war a njëkk a jaar donc moom yan taxawaay la ciy taxaw saa yu problème yu mel noonu amee daal loo ci mën a def comme témoignage. déjà man personnellement histoire yi ma fekkee moom am na ci taxawaay bu mat sëkk. am na taxawaay bi may sëkk parce que à chaque fois yenn problème yooyu su amee moom déjà day génn du xaar ku ko fekk si moom day génn su lu mu ci mën daal en tout cas da koy def xanaa problème bi des fois nag problème dina ko ëpp loxo ñu dem ba police mais man ci yu ma jot a fekkee yëpp moom da ciy taxawaay bu mat sëkk ba nga xam ne problème bi du dégénérer loolu moom mun nañ ko seedeel loolu vraiment. waaw macha allah kàddu yi rafet na comme niñ ko waxee yéen a ngi seen émission No Limit Art TV waaye nag di leen wax ni fii la mburu mi du xoyom-xoyomee fii la lépp daal di leeree dégg ngeen ah bang to the bang la. No Limit Art. alhamdulilah yàlla na ndimbalab yàlla yàgg donc dañuy am benn question boo xamante ni peut-être fa laa waroon njëkkee mais comme que waxtaan ak yow day neex ndax ku lay laaj da ngay tontu donc gazelle le mot gazelle quartier gazelle. ci fan la jógee ci biir Grand Yoff ba gazelle nekk gazelle parce que dégg naa cité la man comprendre ma te bëgg naa xam Sénégalais yi bëgg nañ xam ñu nekk ci diaspora bi bëgg nañ xam merci bu fekkee mën nga ma wax situation gazelle naka la ñëwee. incha allah dinañ ko dégg léegi parce que gazelle dafa nekk suñuy papa ñoo fi nekkoon ñëw fi di liggéey fi ñuy wax sous-bois mooy usine ñi liggéey boisson. gazelle mooy sous-bois benn. alors par coopérative la suñu mag ñi dëkkewoon fii di dugal seen xaalis américains yi nag boobu ñoo ko moomoon. américains yi par coopérative ñu daggal leen fi cité moo waral ñu naan cité gazelle. cité la mais bi suñu parents yi ñëwee aussi defuñu nangu ñu cité leen ko dañu noonu bu ñu defee cité parce que cité xam nañu ay kër yu ndaw lay doon. bon mag ñi ñu amoon nag dañu ñëw rek ne noonu dañuy jox suñu terrain ak suñu titre foncier mais titre foncier la en même temps titre foncier la parce que mun naa ni Grand Yoff rond fii titre foncier xëy na am na léegi ñu bëri koy am mais fii moo njëkk am titre foncier. c'est titre foncier global la ñu nekkoon ay mag ñu doon liggéey amoon jom di liggéey am fulla def seen bopp fulla ñooñu jur. ñooñu yar ñooñu tàggat nag ñu fekk leen ñi nekk fi nekk bu rafet liggéey bi ñu bokkoon di liggéey moo indi suñu dëkk fii tey te su gazelle bi may wax léegi xeet bu nekk ngi fii njaago ngi fii. Joola ngi fii séeréer ngi fii différents ethnies quoi. différents ethnies ñoo fi nekk presque ñoom ñoo fi nekk ñoo jóge ci société boobu ñëw dëkk fii jënd ay kër ñu bokk ndey ak baay te déjà tey ñu ñëpp benn famille lañ. lii mooy indi gazelle bi ngay dégg par coopérative lañ fi dëkkee ñu ne cité gazelle. loolu mooy indi gazelle bi yaa gazelle nag am na gazelle 1 am na gazelle 2 am na gazelle 3. bon yaa gazelle Derklé yaa gazelle aussi bu Grand Yoff gazelle bu Pikine léegi sax am na beneen bu juddu booru ginnaaw police parcelle yooyu yëpp ci loolu indi gazelle bi waaw loolu indi gazelle donc foofu laay continuer waatee léegi su ma la doon laaj ci superficie gazelle maanaam gazelle ci tolluwaayam dëkkuwaay bi ni mu toll ñaata kër ñoo fi nekk. voilà gazelle aussi terrain yi bëri na ëpp na sax mais 60 booy compter kër yi 72 maisons la 72 maisons moo fi nekk mais 72 yi boo génnee terrain yi mun naa ni ëpp na ko parce que am nañu ay espace yoo xam ne ci gazelle bokk même Adrien Senghor bi ngeen di dégg nii ci gazelle. foofu laa bëggoon ñëw léegi ci Adrien Senghor boobu parce que Adrien Senghor tey gis naa ni sunu mbokku séeréer yi ñoo ko équipé def ko stade di ci def li ñu naan lutte simple di ci utiliser bu baax a baax tey jeunesse su gazelle amatuñu espace bu ëpp bu toll sax ni
terrain boobu noonu quoi tey lan moo sooke loolu noonu ba léegi ethnie séeréer yi moom ko te quartier bi moomu ko lan la quoi loolu lan la loolu bëggoon naa ko xam daal mu nga leeral ñu ci. dinaa ci ñëw léegi incha allah parce que mag ñi dañu dëkkoon fii yaatal ko amoon espace yi ma lay wax léegi-léegi américain bu ñu ñëwee toujours dañuy créer espace ñun amuñu manqué wuñu espace am nañu espace bi ñu ñëwee cité bi dañ def espace bu jeunes yi mën a fo espace boobu nag moo nekkoon fi arène bi nekk arène bi nag adresse Senghor boobu ngeen di dégg adresse Senghor ci kër gi ngay gis tey fii la daan ñëw ñu koy abal làmb ji abal laa la wax mag ñee doon jël di ko abal làmb ji bu ñu ñëwee ñi jël caabi ji jox leen ñi dem tëgg làmb boobu ñoom Double Less maam Gorgui Ndiaye bu Fass ñoom ñëpp fi lañ doon ngemboo kër gi ñëw ci adresse bii ngay dégg adresse Senghor làmb tukulóor la woon du làmb séeréer làmb tukulóor la du làmb séeréer léegi nag xëy na cosaanu séeréer loolu ñun xamandoon nañu combat tey boo ne bëri rek séeréer la ñu wax séeréer nag dem ba mujj bi alors occupé lamb ji lijjanti ko nag ak mag ñi mu ñu leen jox espace boobu ñu ne fa. mais jox bi dañ leen ko jaay wala dañ leen ko abal ba léegi wala nan la demee quoi parce que bëggoon naa mu leer quoi. très bien jaay boobu sax ñu ngi koy wax mais mag ñi jaay ñu fi dara mag ñi li ñu amoon ci espace dañ ko utiliser mais leen li lébu yi xam nga jamono Dakar lébu yi fi amoon doole. bon découpage boo fi gis rek dañ doon ñëw di ko xëccoo di ko dagg. séeréer dem di ko lijjanti ñëw bañ bàyyi leen lamb ji leen ko abal mujj bi nag ñoom ñu dem jaar au niveau de fële comment adresse ville de Dakar def seen i dugg lébu yi lijjantil leen ko mais mag ñi mosu ñu leen koy jaay adressé woon nag loolu indi espace bi mais espace bi tey liñ ci bëggoon du lii mais xëy na loolu la yàlla dogal tey mais jaay moom mosu fi am waaw mais comme que jaay mosu fee am comme niñ ko déggee ñu ñëpp donc tey jeunesse boobu buñ bëggoon rattraper maanaam récupérer waat seen espace boobu est-ce que loolu dina possible wala loolu c'est impossible mënatul ne waaw lu mënul nekk sax amul fenn parce que dama yaakaar bu ñu defee pétition tey ñun ñëpp bokk benn kaddu rek dinañ ko topp am na nag ci biir arène bi parti bu ñu moom ak parti bu ñu moomul dafa amoon parti Coca-Cola ak parti Sous-Bois bon li féete ci booru guy gi na le Coca-Cola la woon bon li féete woon nii si ñun Gazelle moo ko moom mais boo xoolee lamb ji boo ko xaajee benn parti bi ñoo ko moom boo xoolee tey nu mel nii benn parti bi ñun ñoo ko moom tey buñ jëlee luñ moom kon duñ fi am dara jeunes yi nag li ngay wax lu am la jeunes yi tey manqué nañ espace heureusement sax li ñu may mooy quelques espaces yi ñu fi yor moom la jeunes yi di jël di ko utiliser mais adresse Senghor bi lamb ji ngay dégg mooy adresse Senghor tey mooy nekkoon lamb ji nga xamante ne mooy espace bi nga xam moom la espace bi quartier bi moom mais boobu mag ñi bu njëkk xam nga day Dakar léegi boo xoolee bu njëkk ak léegi du benn bu njëkk da nga daan ñëw rek ñu jox la ko boobu suñu mag ñi la woon mais tey xëy na léegi la ñuy gën a yeewu tey lamb jaa ngi ni tey dèjà amuluñu benn njëriñ tey am na lu mu mën a jural waa quartier bi bu njëkk na dama daan gis man sama bët buñ musaan tëgg ci làmb ji kat ñoom dañ daan ñëw kontaan ñëw indi ay suukar ak tàndarma ñëw may mag ñi def geste quoi loolu moo indi woon geste yooyu nag dem ba làmb ji dem ba mujj bi féetoo seen loxo mais tey c'est pas difficile pour que ñu mën a jëlee fi tey làmb ji def fi leneen loolu ci yoon la tegu rek buñ ko tegee ci yoon rek ba léegi luñ moom mën nañ ko jël te bal du tàkk jaasi du jóg dara du jóg parce que man gis naa ci emploi war na ci mën a juddu comme lu ci mel ni comme bu làmb amee y a 2000 personnes y a 3000 personnes exemple yoo xamante ni dañuy ñëw yaa ñoo xamante ni dañuy gaare seen oto yi yaa ñoo xamante ni dañuy bëgg jaay gerte ñii di jaay café ñii di jaay boisson ku nekk ak ci différentes activités bi nga xamante ni moom ngay yëngu di suqali sa bopp donc pourquoi pas jeunes yi ñu créer leen benn genre garage wala benn foo xamante ni parking lay nekk comme genre yooyu noonu ñu ciy dàqante ay 200 téeméer exemple dinañ ci mën a suqaliku pour man ci sama gis-gis bu gàtt côté boobu noonu yow loo ci mën a indi loo ci mën a apporter li nga laal neex na ma trop te sax ma fekk si li ma bëggoon wax nga wax ko dèjà mooy li ma wax sànq am nañu ay espace yu fi nekk espace yi dèjà sax keroog bi ñu demee def réunion au niveau de commune comme ñun espace privé la ñun ñoo ko moom dañ bëggoon espace yooyu ngay wax ni man lenn laa ci laaj ñu pavel ñu ko ñu créé fa ay parking yooyu ngay wax am nañ fi 4 espace du boobu rek ci booru arène bi 4 espace yooyu tey ñun espace yooyu bu ñu ko pavé oto bu fi gaare ci kaw télé bi tey mën nga ñëw gaare fii te boobaa jeunes yi la ñuy jël ñu ñëw monter et puis monter wala sécurité en même temps ku gaare di nga fay comme 200 comme 300 loolu rek budget la xaalis boobu nag lañ bëgg a def maanaam tey ñun dañu am suñu alal bopp maanaam dañoo toog ci or boo xamante ni tey ñoo ko moom suñu bopp exploiter boobu nag laa bëgg ci moom parce que déjà mooy li nga wax léegi c'est très important lamb ji nekk na fi même bu fi mëntul jóge tey espace yu ñu am tey mun nañ ko aménager tey créer fa ay parking oto yi ñëw di fa gaare bu lamb amee tey da ngay gis tey espace yëpp dañuy ñëw di gaare ci koñ yi te loolu yëpp jaaduwul mais bu ñu jëloon espace yooyu tey aménager ko ñu utiliser ko booy di fa monter di am dara am lu ñu suturloo di ko delloo ci kër ga am nañu lu ñu mën a jël ñun liggéey
jëriñoo ko mais lu ñu jàppale lañ bëgg déjà nag am na lettre mo bind jox naa ko maire ñu ngi ci peut-être ñu ngi xaar di déglu daal parce que programme mu pavage boobu la si la daal jënu lijjanti peut-être pour ñu pavel ñu espace yooyu bu ñu ñëwee dafa ay parking yooyu mu nekk gagnant maire am lu mu jël am lu ñu gagné ñun ko defee très bien merci. waaw loolu am na solo donc damay delluwaat ci beneen question boo xamante ni dafa sensible boobu damay dem ci côté yoon bu ma nee yoon police moo tax laay wax parce que Grand Yoff am na poste de police am na ay gendarmerie am na leneen ak leneen donc damay jàllaat ci kii parce que dañuy wax ne insécurité am na fépp donc kon bàyyiwuñu fii ñu nekk muy Grand Yoff bu ñu nee Grand Yoff wax nañu Gazelle à 400 mètres wala à 350 mètres poste police Grand Yoff mi ngi foofu noonu commissariat Grand Yoff mi ngi foofu est-ce que insécurité boobu noonu ñuy wax mi ngi feeñ fii ci Gazelle wala yow mi en tant que notable de quartier yaa ngi sentir ni oto guddi gi ñi ngi patrouille wala policier ñi ngi fiy jaar ba yàlla mi ngi def ay agression ak yooyu yëpp mi ngi fiy wàññeeku wala est-ce que insécurité boobu dëggantaan daf fi am muy benn question beneen bi mooy yow sa relation ak commissariat Grand Yoff naka la demee ndax am ngeen laayante biir ba saay boo leen fëggee bu dee 4 heures du matin sax dinañ la ibbil seen ay porte yow ak waa police Grand Yoff naka la demee seen relation ñaari question yooyu nga tontu ma ci insécurité bi ak sa relation yow ak police Grand Yoff naka la demee. insécurité bi man maay commencé sama bopp man mii sax chef de quartier jóg naa heure bu nekk man jeune la damay jóg ba minuit 1 heure di patrouille man di dox di xoolal sama bopp di gisal sama bopp mag ñu fi am tey mun naa ne tey ay 3e âge lañu ñenn ñi sax mënutuñ jóg xool la xam ne lu xew ci quartier bi mais man ku mel ni man peut-être duñ la xaw a foogee chef de quartier mais man fii laa taxaw benn jour tabax si la woon booy di gas ay pax ñi jaar fi guddi fekk fi xale yi yor saret teg ci ay jaasi saret laa la wax teg ci ay jaasi ñi mel ni ñuy liggéey seen liggéey romb xale yi rek jël seen jaasi rocci ma jël doomu jàmbur ko waaye doomu jàmbur laa àndal man ragaluma mais jël doomu jàmbur yi dàq leen ñu ñibbi biñ duggee après man ma géré waat sama affaire côté boobu mu ngi fi insécurité boobu mu ngi fi mais yàlla dimbal nañu aussi man tamit franchement parler au niveau de commissariat am na ku ñu fi amoon léegi sax peut-être mbaalo la ñu am moo fi suñu commissaire voilà mbaalo sax mu ngi door a ñëw mu tamit mais amoon nañ fi ku ñuy wax commissaire Sarr franchement parler bés bu ma ko fëggee mu taxaw problème insécurité moom demoon patrouille moom chaque jour ñu ngi patrouille commissariat bon yaa ngi naan poste de police mais les commissariats la ñu commissariat bi franchement mu ngi def patrouille di xool quartier bi bu baax a baax te fu ma jógee non man moom franchement loolu sentir naa ko su ma jógee fu ma jógee ne lii police jóg jël tànkam mooy li may wax parce que lenn li buñ toogee di ko nëppal mooy njëm ba jural ñu loo xamante seetaan sama yoon new ci ba mu dugg sa biir kër man nag yàlla dimbal na ma luy mel noonu bu amee su ma ci wootee ma xam ne lii may wootee munul dem parce que du ma dem ci ay ñi ñu yor jaasi di wax ak ñoom mais su ma xamee lii mu ngi bëgg a ëpp damay dem woo commissariat te saa yam leen wooye aussi ñu envoyé may élément buñ ñëwee xool loolu fan la am buñ ñëwee vraiment ñu taxaw ci vraiment alhamdulilah loolu dal na xel ndax njiit bu nekk njiit nga te nit ku nekk tamit boo nekkee njiit da nga war a am relation ak commissariat bi war a am relation ak askan bi mooy kër yi nga xamante ni ñoom la yàlla booleel nga jiite leen donc dañuy demaat ci biir kër yi nag laay dugg fii moom day sensible fii moom question réponse la day tàng jër comme ni ñu ko waxee rek fii la lépp di leeree waaw fii la lépp di leeree ci No Limit Art TV. No Limit Art. waaw ñuy dalalaat beneen soxna ci biir quartier Gazelle soxna si ñu ngi lay nuyu di la laaj tur beeg sant ba naka la. ça va maa ngi lay fay. Gedda Sow la. dégguñu. Gedda Sow la. Gedda Sow nuyu naa la bu baax a baax donc Gedda Sow li ma lay laaj mooy seen chef de quartier bi tey moom la ñuy defal émission di laaj dëkkandoo yi yéen est-ce que yéen a ngi gis seen bopp ci chef de quartier bi wala gisoo leen ci seen bopp loo mën a témoigner ci moom. waaw tonton Medoune moom kenn xamu ci moom lu ñaaw parce que moom mi ngi doxalee comme nu mu ko waree daal ku soxla dara boo demee doo sax sonn da nga koy am ci gratuite baax laa xam ci moom daal waaw te jox na ñëpp respect aussi muy mag di ndaw. waaw loolu am na solo parce que nit moom boo nekkee njiit nekk ci gox wax dëgg yàlla ñëpp nga war a boole yamale mais aide yi may dégg mi ngi leen di jàppale pour ñëpp seen kayit yi dugg wala. waaw mi ngi jàppale bu baax kay moom kay sant yàlla bu baax waaw rëccuñu luñ ko bañ a amee de ñi ngi sant yàlla bu baax ci yooyu moom. kon alhamdulilah comme que askan bi yéen a ko déggandoo ñoom seen waa gox ñoo ne bëgg nañu Medoune continuer nekk seen chef de quartier parce que mi ngi dox seen service te loolu moo taxoon ñu fal ko donc dañuy ñaan yàlla rek yàlla guddal fanam comme ni ko soxna si waxee comme ni ko soxna si la waxee jërëjëf. No Limit Art. asalaamaaleykum imam ñu ngi lay ziar.
waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi lay dellu ziar. waaw ñu bëggoon xam tur beeg sant ba naka la. Babacar Sarr laa tudd. Babacar Sall imam ñu ngi lay ziar Sarr imam Sarr ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. delloo ziar baax a baax. waaw tey dañoo ñëwoon ci quartier bi di Grand Yoff Gazelle ñëwoon seet si le notable du quartier ñu gën ko xam ci Médoune jot nañu waxtaan ak moom léegi nag ñu ne Olof Ndiaye li muy wax rek mu ne nit bu ñu nee baax na fekk dëkkandoo yee ko wax comme que sa dëkkandoo la wax dëgg yàlla ngay imam ci biir koñ bi di fi taxawee taxawaay bu am solo donc dañu bëggoon ay témoignages quelques kàddu rek nga témoigner ko ci ki nga xamante ni mooy chef de quartier Médoune. alhamdulilah rabbil alamin maa ngi leen di sant di leen gërëm si seen teewaay bi ak seen waxtaan bu ngeen bëgg ñu saxoo ko ginnaaw loolu maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen wax ni Médoune de pour wax si moom nañ si xaw a sawar tuuti. macha allah nañ si mën a sawar tuuti quoi parce que dafa di xale boo xam ne ku yaatu la. Médoune yaatu na Médoune baax na Médoune vraiment yaru na xale boo xam ne vraiment il a un comportement vraiment désirable muy koñ bi fii ak même fu muy liggéeyee parce que même fu muy liggéeyee aussi ñu ngi diggante ak moromam ses collègues comme ni nga ko waxee si njëlbeen bu ngi ne diw baax na da ngeen naan laaj ndax morom ci mbokk yee ko wax mais ngi loolu wax nañ ko dëmb avant tey baaxay Médoune dañ koo wax dëmb avant tey taxawaayam si gox bi fii Médoune lépp loo xam ni dëgg na ni génn na wala ñëpp kii nit yaa ngi koy wut moo ñu ñëw njëkk informé ni def la lii yéen itam ngeen dem déposé ngeen dem am si lii am na yéene ñëpp yéene loo xam ne yéeneel na ko boppam rek yéeneel na ko ñëpp. macha allah yéeneel na ko ñëpp. macha allah moom mu sañoon dañuy toog fii moom muy dem di wuti di ko indi. parce que fi ngeen gis nii fii gën na lëndëm quoi. c'était tellement obscur que ni bon vraiment fii des moments bon pour nga génn yenn heures yi doo génn. mais il a lutté mu dem di wut liggéeyante ba ñuy monter centre ampoule. am si certain ampoule. tey guddi boo de yeggee fii moo non fen lëndëmul fii. Il n'y a plus d'obscurité fii. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. mu ngi contribuer bu baax a baax Gazelle ah. taxawaayam rafet na vraiment macha allah tabarakallah bëgg na dëkkandooy même Médoune am na cas yoo xam ne sont des cas sociaux parce que am na chef de quartier yoo xam ne le plus souvent dañuy jaay ay certificat ay domicile kii ak yooyu. mais boo demee rek saa yoo demee surtout nous les troisième âge là boo demee nga ko domicile laa soxla def la naan ñaata nga soxla. ndeysaan wax doo na kii mais def la ne ñaata nga soxla. man xamatuma sax da domicile ñaata lay jar. je ne sais plus hein. je ne sais plus. ah bu doon kenn la def koy def comme ñeneen ñi. ah parce que ñu ngi siy laaj ay 200 ay 300 ay 5 voire 500. ah pour def bu jeexee ñu dem am lu ñuy imprimer. ah lu ñuy photocopier indiwaat ko. ah mais moom loolu xaru si loolu. bon vraiment nous sommes tellement fiers de lui que ni vraiment dañ koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér mu yàgg fii bon vraiment yàlla defal ko lu gën quoi. amiin yaa rabbal aalamiin imaam kaddu gi rafet na Sarr rafet na trop wax dëgg yàlla parce que lii la ñuy xaar ci un notable de quartier parce que buñ ne notable de quartier moom mooy président wu gox bi mooy maire gox bi sax laay wax lépp lu gox bi soxla rek ci moom la ñuy njëkkee dem ci moom la ñuy diisoo lu ñu bëgg organiser jeunesse beeg ainsi de suite lu waaye soxla ci lu mel ni comme li nga wax léegi ay domicile moom ngay dem te bu la ko yombalee rek lépp yomb mais bu jafelee tamit affaire yi jafe mais comme ni nga ko waxee rek loolu la ñuy xaar ci moom te mi ngi koy teg ci yoon donc ni nga ko ñaanee yàlla na ko yàlla nangoo noonu guddal fanam guddal suñuy fan yéen ñuy dëkkandoo yi tamit quoi ñu bëggoon nag suñu télé bi nga xamante ne télé bu bees la bii bokk na ci première émission maanaam émission yi njëkk yi ñu commencé mi ngi tudd No Limit Art TV ay doomu Sénégal ay doomu Grand Yoff ay doomu Gazelle xalaat ko teg ko donc ñu bëggoon ci nga ñaanal ñu te yàlla rek tax ndax ay ndaw a fi nekk nga ñaanal ñu yàlla dimbali ñu ba fi ñu bëgg yegg ñu yegg fa. waaw loolu vraiment kontaan naa si trop parce que c'est une entreprise hein. C'est une création d'emploi. Parce que xëy na tey yéen la mais demain
vous serez plus nombreux que ça. loolu lañ koy ñaan. bu fekkee ne affaire yàlla kii génn kii soxla affaire bi. boy bi je le connais c'est un neveu qui sa maman ñeen seen fille yëpp xam je connais sa maman très bien. mooy sunu directeur. sa maman me connaît. je connais sa maman je connais sa famille bon voilà je connais tous les enfants ici. bon voilà justement da nga leen di ñaanal rek vraiment li ngeen sumb ni yàlla mooy leen si ndam ay ndam yu bëri yàlla samal leen si sutural leen fa aar leen fa lépp loo xam ne ñaaw kii mooy seen kii yéen seen comment dirais-je entreprise bi yàlla defal leen ko yàlla bu leen si am benn rëccu yàlla ngeen si am ay avancement da ngeen commencé tey benn yàlla yégal leen si ay milliards te yàlla sàmm leen fa sutural leen fa suñu borom lafal leen fa cat yàlla musal leen si ay noon jaagal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sant nañ la gërëm nañ la di ñaan yow tamit yàlla yokk sa taxawaay ci gox bi yàlla bàyyi la fi wéral la yokk sa cër ci zaahiran wa baatinan ñii nekk sa ginnaaw tamit yàlla bàyyi leen fi nga continuer di leen diriger ba ci kanam lépp loo fi ñaan tamit yàlla na ko yàlla nangu jërëjëf sant nañ la gërëm nañ la jërëjëf je vous remercie merci. No limite. donc chef de quartier am na ay aide yoo xamante ne ay aide maanaam ay ndimbal yoo xamante ni day jóge parfois ci commune bi di ñëw ci askan wi ñooy dem direct ci commune bi wala commune bi yow lay adressé askan bi ñëw ci yow bëgg naa comprendre balaa may ñëw ci beneen bi nga xamante ni ci nguur gi la muy maanaam président de la république wala soxnaam ñuy gis muy def ay gestes naka la ñuy demee askan bi buñ ci bëggee jot naka la ñuy def yow lan nga ci si diggante boobu intermédiaire boobu noonu bëggoon naa nga leeral ko. geste commune bi la nekk. geste commune bi. très bien geste commune bi benn affaire la bon fait yooyu ñu ngi koy gis geste commune bi peut-être bu tabax si ñëwee comme yi ñuy def nga jël sa domicile pour wane identification que fii nga dëkk. ak sa photocopie d'identité ak sa comment dirais-je photocopie d'identité la ak domicile ak comment dirais-je demande bi mooy li ngay wax rek peut-être bon loolu daal moom la ñuy def pour wane ni man lii dama ko soxla bon yàlla def na nag commune bi ñu yor muy commune bu Grand Yoff ma Diop bon chaque année da koy def comme defal nit ñi enveloppe dimbali leen ci lu jëm ci tabax si su fekkee tamit bon ñaari partie lay doon bon ñaari pàcc lay nekk pàcc bi maanaam valeur u xaalis boobu ñu lay jox bu fekkee jotoo ko ñu defal la ko ci pomme de terre ak soble ñu jox la ko dimbale la ko tabax si mu doon dugg bu dee xaalis bi aussi dinañ la jël somme defal la ko boo ñëwee ñu jox la ko loolu chaque année ñoom ñu ngi koy def franchement parler au niveau de commune ouverture école yi aussi inscription yeeg yooyu ñu ci war a jëm ñu xale yi war a mun yëpp dañ ciy jàpp aussi di ci jàpp quoi franchement parler loolu moom maa ngi koy gis ci effort u maire voilà. waaw léegi bu ñu jógee ci maire dañuy dem ci ki nga xamante ni mooy ndayu réew wala baayu réew muy président de la république wala soxnaam donc dégg naa ay 80 000 xaw ma nag man xaw ma quoi parce que man célibataire laa yoraguma famille xamaguma man dañ maa yor sama papa ak sama yaay ma leen di nuyu de passage ak sama famille donc mu bëggoon xam naka lay demee pour askan bi ndax ci yow lay jaaraat direct demande yeeg yooyu noonu wala ñoom ñoo koy kii yow lan nga ci quoi laa bëggoon comprendre. aussi mën naa ci ñëw parce que bourse familiale la bi président bi mu ñëwee 2012 2013 la commencé bourse familiale bon bu ñëwee da ko doon jaar ci chef de quartier aussi comme ñun bon loolu aussi geste président la loolu moom def na ko franchement daf ñu njëkk invité palais wax fee yi buñ ci xàmmee PDS buñ ci xàmmee socialiste buñ ci xàmmee APR loolu moom waxal li nga xamee moom nga yëg et puis ñun dañu nekk njiit parce que ñun déjà dañ fi nekk pour population bi aussi li ñu sentir dinañ ko wax bu ñu gisee lu jaarul tam dañ ko wax bu ñu gisee lu baax tam dañ ko war a wax alors franchement par le président loolu la ci def bu ñëwee aussi def bourse familiale jël liste jox ñu ko pour ñuy tànn suñu biir quartier ñu xool ñi nga xamee ñoo ko gën a yeewoo parce que foofu man ma koy saluer au passage vraiment président foofu sentir nañ suñu bopp ci loolu quoi et puis wan nañu aussi tamit yëkkati na tuuti suñu kilifteef quoi suñu jox nañu suñu cër ndax boo ne tey mënoon na yónni ay nit ne dem leen dugg biir quartier bi tey ngeen bind ay nit mënoon nañ ñëw yemale ko ci kii fii la féete wala kii fii la féete mais moom bu wax bu jiitu mooy dafa woo chef de quartier yi ne xool leen képp ku ko yeewoo ngeen jox ko alors ñun tam bi ñu ñëwee ñu dugg ci quartier yi di xool kër par kër ku ñu mën a jàppale ñu jàppale la bon mënoo ne nag kii moo yeewoo kee yeewoowul non ñëpp sax mun naa ne yeewoo nañu mais am na ñu gën a yeewoo ñooñu aussi dañ leen di tànn ci biir cas ay njël lay doon ñu tànn leen dugal leen ci biir bourse familiale bu ñu leen dugalee après ñu def enquête bi tuuti ci yow bu ñu toogee après 3 mois ñu ñëw rappel xaalis jox la ko chaque 3 mois nga dem mooy bourse familiale bi ñuy dégg amul benn nit kuñ ko jox nga dem di ko bind lu dul Dakar laay wax chef de quartier yi ñooy jot bu dee ci village yi sous préfet mooy jot jël ay éléments am envoyé leen ci fin village yi dem di xool ñu gën a néew doole di leen bind ñun ci biir gox bi tamit loolu ne fele mu ngi fii ñoonu lañ doon tànnee amul locataire xamee ñu locataire xameewuñu fi la dëkk ku ko yeeyoo rek te nga dëkk ci quartier bi ñun dañ lay tànn bind la ñun nag yàlla dimbal nañu boobu ba léegi ñu ngi bind quartier yi ñu ngi koy
koy jot voilà ñu ngi koy jot waaw ñu ngi koy jot bu baax a baax quartier yi ñu ngi koy jot commencé na depuis 2013 comme ni ma ko waxee c'est 2 ans wala 1 an ñu envoyé benn liste ne bind leen tant de personnes man comme man ñu dal saa ñu wax ma ne bindal 30 personnes wala bindal nangam personne voilà code part yi quoi code part yi nag léegi nag yàlla def na léegi nag dem nañ ba sax am na ñu booleel ñoo xamante ne ñu ngi ànd ak ñun di accompagner parce que nee nañu am na délégué de quartier yoo xam ne aussi peut-être dañuy dem di ko comme ni ñu koy waxee seen wax alors moo tax ñu ànd ak ñun ñoom itam bu ñu ñëwee ñu toog def assemblée générale toog xool quartier bi ñu concerté suñu biir xool ñu ko mérité woo ñu bokk déggoo jox leen ko voilà les 80 000 yi ngay dégg nag bon président aussi dafa xool ciblage la maanaam xool voilà parce que xool ñi nga xam ne ciblage bi nga xam ne nga xool nombre de bourses familiales ni ñu toll ñi mu doon bind boobu léegi boo xoolee man bind naa fi lu ëpp téeméer nit ainsi de suite yeneen chef de quartier xoolal konteel ba Sénégal noonu la ko nit ñi jotee alors bi ñu defee premier vague bi amoon ci Covid bi fi jaaroon alors léegi mu ne bi ñu waxee nit ñi restez chez vous toogal sa kër nit ki boo ko toogalee si biir këram di nga am loo ko jox mu dundee ko bu kenn génn soo ko génne boo ko génnewul tamit am na loo ko war a jox mooy ndool ñu defoon ñaari saaku ceebee ñu doon joxe dëwlin yeeg don yooyu nga doon dégg muy valeur u 70 000 francs valeur u 70 000 francs boobu lañ doon joxe mais bi ñu demee ba xam nombre des ménages yi nga xam ne ñoo dëkk ci Sénégal maanaam xam nañ nombre bi ñaata la nombre boobu bu ñu ko xoolee aussi président waroon defaat encore deuxième vague bi troisième vague bi ñëwee waroon na defaat encore joxaat encore ay dons mais bu mu gisee dons yi aussi produits yi ñu war a jëli en l'extérieur war a jëli yeneen ak feneen am na ci yoo xam ne peut-être duñ ko mën a am fii alors mu xool si ça prend du temps mu ne léegi sax nañu xool ni ñu ko mënee jël envoyé ku nekk sa compte bu fekkee mën nañu ko def liquide envoyé la ko nga jot sa l'argent quoi léegi nag mu dolli ci 10 000 mu nekk 80 000 bi nag bi ñuy xoolee sondage nombre des bourses familiales ni ñu toll bi ñu xoolee moo waral mu nekk 43 milliards 43 milliards yooyu déjà commencé na percer ci régions yi commencé nañu mais Dakar daal laa xam ne fii moom dégguñ dara ñu ngi xaar peut-être boobu léegi man nag chaque jour ma dégg fu ñu toll mais xam naa ñu ngi ci yoon bi aussi yegseegul comme moom ni mu ko waxee mais xëy na bu yegsee rek yomb donc dañuy jàllaat ci beneen point mooy par rapport ak dëkkuwaay bi parfois nit interpellé ma ne ma ñun dañuy bëgg organiser comme jigéen ñi suñu tànn béer wala suñu sabaru ngoon te duñ ko mën a am ci suñu gox mais bi ñu defee micro trottoir laaj ci say dëkkandoo ñi nga xamante ni ñoom la yàlla booleel nga jiite leen ñu am ay témoignages yu rafet wax dëgg yàlla yu ñu teg ci yow donc ni lépp luñ bëgg organiser yow yombalal nga leen ko donc loolu noonu communion boobu maanaam déggoo boobu yow ak sa askan lan moo ko def ci yow lan moo ko forger ci yow luñ la sol la wala nu mu demee noonu quoi liggéey bi daf mel da nga ko maîtriser nag quoi par rapport ak ñoom ni ñu waxee man waxuma ko mais say ñi nga jiite ñoom ñoo ko wax donc loolu nu mu demee noonu. dëgg la jàmbar amul ku yàlla dimbal rek am te ku yàlla yan ku ne dina la tëñ yàlla dimbal nañu mooy li ma doon wax sànq dama ciy delluwaat tuuti rek population bi ñu dëkkal dañu dëkk boo xam ne dañu ko maîtriser ak ñoom. man suma papa moo nekkoon chef de quartier. bi ma juddoo fekk mu yor loolu ni mu ko doon yoree ak ni ñu ma doon yónnee demal defal lii defal ni ci loolu laa sukkandiku di ko def ba nit ñi sentir ni kii li muy def. peut-être am na lu ñu ci gis ne. kon paa bee la formé quoi. paa bi macha allah alhamdulilah ci côté boobu. dañu ne ku jur sa doom boo sañoon mu gën la. dëgg la wala fa wax loolu. waaw ku sañoon boo juree sa doom mu gën la waaye tàggat toujours loolu day am bu fekkee sa papa da doon def ñaar boo ñëwaatee defal lu ëpp loolu yow parce que loolu da koy bëggal maa ngi koy ñaanal yàlla fi mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm moom ñu fi nekkoon ay mag ñu déggoo nekk benn nii ñu ko doon defee noonu laa doon xoolee di leen ci gis ba léegi noonu laa ko yoree quartier bi aussi problème bu am bu ñu ñëwee mooy li ma wax sànq convocation dina ñëw ñu ñëw buñ ko indee ma woo ñu def penco toog waxtaan ñu régler ko mu féete bor bu dee bor la ñu fay la bu dee ay affaire la yoo xam ne bëgguloo ko ñu yem fa man nag leen laay def suñ ko defee amul benn changement ma bind rapport envoyé la nga dem def convocation police mu indil ma man aussi soo ma indilee ma jox ko su ma ko joxee aussi boo demee nga xam lan moo xew population bi aussi tamit kenn moomu leen man dafa am loo xam ne moom laa doon gis moom laa jàng moom laa xam bu fekkee da nga soxla quartier bi même boo fi dëkkee nga bokk ak man day bàyyi nga soxla espace bi man dama la wax yoon am na nan la defal sa lettre dafa yomb nga ñëw ma adressé sama cachet wala ni lii ngay def
xool quartier bi waxtaan ak ñoom lii kat waa quartier bi lañ bëgg a def fii bu dee ay tànn béer la wala je ne sais pas waa quartier bi ñoo ko bëgg te seen espace la wala concert comme ni ñu koy xamee gis ngeen fii bu concert amee ñëpp dañuy daw ñëw mais ni muy amee mooy toujours man doo ñëw rek teg ko da ngay ñëw nga wax sa li nga bëgg ma defal la cachet confirmer ko fekk déggoo nga waa quartier bi nga dem sous préfecture ñi defal la autorisation bi fee lay jaar mais autorisation mënoo ko am te chef de quartier bi defal la cachet bu cachet am ba pare nag day fekk waxtaan nag quartier bi bu ñu demee après préfet door a accordé def ci cachet am confirmer defal la autorisation c'est ça l'autorisation c'est pas que fii laa dëkk rek dem naa ci diw mu defal ma temps non wala dem naa commissariat c'est au niveau de sous préfecture préfet mooy def envoyé commissariat parce que kooku moo gën a nekk supérieur alors mooy supérieur kooku bu jëlee aussi envoyé commissariat gars yi étudier affaire boobu bu ñu ko étudier après ñu dem xool fal la nangam ñu jël papier bi def ko 3 papiers am nga autorisation yow ñu jox la sa feuille loolu mooy autorisation du dërëm lu ñu lay laaj du benn corrompi du lenn kayit boobu lañ lay jox nga jël benn bi jox ko chef de quartier bi benn bi yow nga yor ko benn bi commissariat yor ko nga def sa bu heure bi nga laaj nag heure boobu boo ko dépassé tuuti sax ñoom bu ñu taxawee gaar seen oto jël say matériel yaa ko def mais quand nga ñëw rek teg say bagage tëll bon xamoo ku feebar xamoo bon loolu aussi àq la man nag am na lu may signé ak lu mu dul signé parce que lépp luy indi lépp loo xam ne dina indi problème ci biir quartier mbaa muy déranger mbaa xamoo ko feebar ainsi de suite loolu du ma ko gaaw appliqué mais dinañ ci waxtaan ba xam niñ ko bëggee ak est-ce que méngoo nag quartier bi nu ñu dëkkee ba méngoo quartier bi nag ñu door a accordé wax leen bu ko dépassé defal li nga wax da nga ne minuit jusqu'à 5 heures du matin wala nga ne 16 heures jusqu'à minuit heure boobu bu jotee jeex na sa autorisation jeex na pare nga lii mooy autorisation mais c'est pas da nga ñëw rek samp ku ñëw nag dinaa la yaatal man je suis là pour ça man ku ñëw mu ubbil la man dama ne awma caabi sax laay wax toujours man damay naan toujours waxtu bu nekk nit war na mën a fëgg mu ubbi ndax tamit boo assumer da ngay assumer ses responsabilités bu ñu jiitalee moom ma toog sa bopp man maa ngi fii pour ñëpp di déglu ñëpp problème bu am man damay jaamu problème boobu ndax dama nekk pour ñëpp man maintenant mais nag bu ñu yaakaaree chef da ngay toog rek ne maay chef loolu du loolu chef da ngay xool li nga xam ne moo méngoo quartier bi nga xam moom lañ bëgg kaddu ñëpp nag mooy sa kaddu yow. ok loolu waral nag lépp lu ñu def rek ma leen di wax jaar leen ci man soo jaaru ci man nag boo defee lu la neex man it ma jaar fu ma war a jaar rek wax ko gars yi ñoo jaar fa. te fii laay toog ci kër gi man. vraiment lii rek la. waaw yow yaay chef de quartier comme niñ ko waxee rek askan wee la fi teg askan wee la fal ngay dox ci li nga xamante ni mooy seen bëgg-bëgg waaye ci anam ba mu gënee ci anam ba mu gën a ñoŋee parce que dëkk ci gox tamit defar gox bi la ñu wax donc yàlla bu la defee nga nekk ci quartier di defar quartier bi donc loolu du ñu am lu dul satisfaction wax dëgg yàlla ñi fi dëkk seedal nañ la seede bu rafet ñaanal nañ la tamit te yàlla na yàlla nangu ñaan donc du ñu yem foofu tamit dañuy continuer ba léegi ñu ngi waat ci question yi donc ay jeunes yi am jom aussi ne ci quartier bi booy am fula gëm seen bopp man loolu lu ma neex la parce que ñun fi lañ juddoo may dégg nag souvent Grand Yoff fii la bandi fii lañ dëgg nangam mais lépp dañ fi ñëw wàllu yàlla si rek mais ñun xam ne suñu bopp ñun xamante nañu bu baax a baax fii salaam moo fi nekk fii laa juddoo fii laa yoroo loolu ñuy wax ñu ngi ko fii gis mais ku gëm sa bopp doo juddugu dëgg la gëm sa bopp la rek gëm sa bopp yàlla No Limit. di la ziar di la baalu àq di la laaj tur beeg sant bi naka la. maaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi tudd Henri sant Gomis quoi Ndiago comme d'habitude comme que Sénégal dialogue islamo moo fi daw moom yooyu moom vraiment fierté la sax li nga doon nga xëy wax quoi. waaw loolu lu am solo la comme ni ñu ko waxee quartier moom dëkkuwaay ñëpp la catholique beeg musulman bi ak beneen xeet ñëpp fii dëkk donc ñu doon def benn interview ci ki nga xamante ni mooy chef de quartier Gazelle ñu gën koo xam ci Médoune ñu bëggoon nga def témoignage yow en tant que natif de Gazelle ñu bëggoon nga wax ay quelques kàddu ci moom naka la gérer koñ bi quartier bi ndax yéen a ngi ciy gis seen bopp yéen waa Gazelle ñu bàyyi la nga gën a yaatal. waaw bu dee Médoune moom ndeysaan ku baax la te xam nga ku baax lu baax rek lañ koy defal warul mun a ñàkk sax lu mel nii pour nit ñi di ko témoigner parce que Médoune dafa di ki nga xamante ne foog nit ñi sax dégg mbaaxam parce que Médoune dafa di ki nga xamante ne dafa humble Médoune moom kese la ci biir këram te pourtant lu métti ci quartier bi Médoune da ciy dox ñëpp ko gis canal yi duñ ma bàyyi ma fenn Médoune mooy le seul chef de quartier buy wàcc ci biir poco yi ci biir ndoxu day yi maanaam di dóor ay peel di ko génnee ramasse nañ fi ñaata personne c'est le seul chef de quartier bu dem débloquer moninam ci moyen am fayal ñooñu ñëpp parce que nee na ñi samay jeune quartier lañ comme kooku amuñu lenn luñ koy wax
wala luñ koy bàyyee xel neneen maanaam dañ koy ñaanal mu yàgg fi màgget ci suñu quartier bi parce que waruñu sax kuy xëccoonteeg Médoune vraiment boo man su ma déggee man dama part su ma déggee kuy xëccoonteeg Médoune daf may métti te vraiment su may ñëw sax da ngay xam ne bërëb bi Médoune lay àndal te su may wax damay waxee ne man kii laa àndal parce que Médoune nekkatul ay farfarloo suñu grand frère la taxawaay boobu la musa taxawee yàlla def suñu grand frère mujjee nekk suñu chef de quartier comme mu doon fierté bépp jeune buy dox ci quartier boobu noonu parce que du pas du demi pas c'est un jeune frais you know di job normal comme nu moromam yi di joobee mu gérer suñu quartier normal comme ni ko pas yeneen pas yi gérer ci seen quartier mais où est le problème Médoune moo fi ne te moo fiy des you know man nag damay wax pour di sàndiwaale kàddu ñeneen ndaxte lii boo ko tegee ñi ngay li may wax bu ko gars yi déggee xam nañ nu fu may waxee ak ni ma lu waral mooy waxee nii. mais attends dafa mel ni dafa am ay nit ñoo xamante ne dañ jóg pour nekk les concurrents de Médoune quoi le chef de quartier par rapport ak ni ma déggee ni nga waxee quoi. waaw ni may waxee loolu moo ko waral. loolu rek ko waral ah parce que Médoune dafa di ki nga xamante ne dafa nekk ci quartier bi mais xale yee ko bëgg mag yi ngay gis nii yëpp Médoune sax da leen di làqatu parce que nit la. te bu lu mu leen làqatu du ragal du dara mais kersaay doomu aadama maanaam yar bi mu am biir këram loolu moo waral lu bëri buggul sax jàkkaarloog mag di ko defetal buggul jàkkaarloog mag boobu di jël ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci jeunesse su koñam buggul jàkkaarloog mag boobu noonu sax di bëgg wax ak moom di am ay arrière goût ci kanam bi parce que bëgguñu ko mais nag li yàlla def kenn mënu ci dara yàlla mooy subhaanahu wa taala borom asamaan ak suuf yaa ngi dégg mooy borom chef de quartier comme yàlla bu fi tegee ku mu fi war a teg ah ma ne ko ci ngeen xàmbal ko moo gën ngeen di jéem a fay di ko fayal non waaw comme ni ko Henri waxee l'homme qu'il faut à la place qu'il faut donc noonu la affaire yi war a demee structure boo dem noonu la war a demee donc dañu war a xool ki nga xamante ni maîtriser na par rapport ak ni place bi di doxee ñu teg ko fa donc ku dégg témoignage am ak fi ñu jot a jaar xam ni Médoune c'est un bon chef de quartier mais gars yi maa ngi jaalaat ci keneen. No limit. léegi ci gëm sa bopp boobu noonu laay ñëwaatee parce que am na ay ndaw yoo xamante ni peut-être am na ay nit ñoo xamante ni ñu ngi ci quartier bi peut-être ñoom tamit dañoo gëm seen bopp ba bu doon seen sago sa place bi nga toog te yàlla teg la fi macha allah ñoom moom bu doon seen sago ñoom ñoo fiy toog maanaam boog am nga ay concurrent ci biir cité bi ñoo xamante ni bëgg nañ nekk chef de quartier donc loolu noonu lan moo waral loolu ak yow looy wax ci loolu quoi. yàlla parce que nit aussi fekkee yaa ngi def lu baax am keneen ku bëgg loolu yàlla mooy jox jàmm lu muy jox jàmm man mi li ma jël ni xëccu ma ko sax wax naa ko sànq dama ci nekkoon di ci nekk defal ma def bàyyil ma bàyyi di xool di nangu déglu mag te ku dul déglu mag ku amul kilifa doo mës a nekk kilifa nit ku amul kilifa doo mës a nekk kilifa loo bëgg a jël nag nga bëgg nga ko xam naa ne de sas la nag ku yaakaar ni peut-être da ngay tëdd rek di mooy li ma wax sànq dafa nekk loo xamante ne bi naa la amul heure bu ne yow moo ma toog sa bopp te képp ku ko bëgg tamit man de bi fii commencé sax loolu laa wax dama ne ku bëgg ñëwul man xëccu ma woon mais nit ñi ñoo ñëwaat delloo ma ko. waaw loolu la quartier bi wax nee nañ am na ñu bëgg naan noo xëccu fii mais ñun quartier bi ñoo ne ñun Médoune la ñu doyloo. loolu moom loolu dafa rafet quoi njiit noonu la war a demee. askan wi ñoo la war a tànn. njiit sax da ngay nekk loo xam bu ñuy tuur ndox mu tàng sax bul am rétroviseur. sooy liggéey xoolal sa kanam. def liñ la xoolee maanaam tey buñ lay maa ngi dégg ci benn woykat mu ne ku ne ci kaw garab. ku ne ci kaw garab di sànni xeer ci suuf yaakaar naa am na lu mu bëgg mais xam nga ni boo toogee yor saaku xeer ki ne ci kaw garab fan lay gisee xeer di la sànni xeer xam nga kon doo ko sànni xeer moo war a mën a sànni xeer bi mu ngi fépp wax nag nit bu wéetee loolu moom mu fi jógee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na baatu ginnaaw lim nekkoon sax am na ñu doon wax ne mënul nekk waaw yàlla wàcceewul malaaka sax di wàccee nit di wax ak ñun xam nga kooku xamul niveau bi mu war a tolloog moom yàlla nag mooy bind jaam mooy jël ku ko neex inni jaali fi addi xalifa moo jël nit def ko xalifa ci kaw suuf xalifa boobu nag ku nekk rek mooy li ngay wax léeg-léeg ku nekk kilifa nga sa biir kër mais nag kilifa tamit dañ koy yaatal parce que lu ne am na buntu lii nag nga xam ne moo ñëw ci man ah yàlla moo dogal mu ñëwaat ci man rek mais ni mu ñëwee ci man it bëgg naa cee jaam ba keroog may woon a ginnaaw ci lu baax ndax doomu aadama yoral mbébét bu baax xëy na nag maa gën a tuuti ci délégué de quartier. waaw loolu lañ dégg yow yaay booyu délégué de quartier yaa ci gën a nekk jeune yaa ci gën a nekk booy dëgg la. dégg naa ko pale dégg naa ko feneen ak feneen mais lépp ci jom la rek du âge
fii la ci nit yàlla mooy jël nit def ko lu ko neex kilifteef yàlla moo koy may ku ko neex nga wax sax mu yegg yàlla la neex dëgg la ci lu wér. kon nag lépp yàlla moo tax ma ne jàmbaar amul ko yàlla dimbale am loo def effort lu ne yàlla fekk la ci man daal nii laa dëkkee quartier bi problème bu am yenn saa ma jël dugal ci ruq defar te kenn du ko yëg du kenn ku may toog ne lii moo xew moo waral nag xëy na ngeen di dégg li ngeen di dégg noonu ci population bi peut-être noonu laa nekkee ak ñoom xëy na nag idole dinay am ku lay gis ngay def lu baax man de su ma sañoon ma jël ko gérer ko mel ni yow loolu ngay bëgg a wax nii quoi mais yàlla moom moo yor yàlla fa sutura dooleel ñu sàmm ñu barka alxuraan. amiin waaw loolu rafet na chef léegi dañuy delluwaat ci beneen question fi réew mi toll comme ni ko booy rappeurs yi di waxee ak fi réew mi toll chef ak fi réew mi toll affaire yi jaxasoo na lu ci mel ni wax dëgg yàlla jaxasoo na de crime yi marche yi manifestation yi yàlla di xam nga affaire yi deret di tuuru donc waxuma ni yow nga wax ak Sénégal mais cër la mën nga wax ak askan wi mën nga wax ak Sénégal donc yan parole ngay lancer askan wi ci ñu am apaisement maanaam ñu wàccee waat xol yi xëtt dënn yi xam ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Sénégal mooy gazelle ci biir Sénégal la bokk donc bu Sénégal tàkkee du fi bàyyi gazelle te yàlla bu yàlla def loolu donc yàlla na jàmm sax léegi yow ban lan ngay adressé population bi sa gox sax avant tout pour ñu bañ a dugg ci yenn yi mën a toog mën a dal mën a xool naka la ñuy def daal ba Sénégal jàmm dellu si waat. yàlla dimbal nañ sax suñu gox bi ngay gis nii jeunes yi fi nekk mooy li ma wax sànq rek ma ko ci dellu jom fulla la ñu am gëm seen bopp di liggéey te yenn yi du ma ci seen du ci seen wax dëgg yàlla bon bu ñu génnee loolu sama biir gox laa njëkk a wax dañu ne bay say weewu tànk lu romb loolu nag jeune bu mun a doon nag kenn warul nangu sax ñu leen di téye di leen utiliser ci yu mel noonu ñun dafa am lu ñu xamoon élection yi ñëw ñu dem vote ñuy wane seen bopp mais quant à direct yi tuuru lii fiy génne léegi ci jamono ji comme ni nga wax yaa bien dit loolu mosuñu ko fi xam daanañ dégg na problème am na fii diw am na fi benn nit sax bu deewoon da ngay foog ne ñëpp dee na. dëgg la mais léegi da ngay toog di dégg dee na fii marche sax daaw ci woon dégg loolu. dëgg la mais léegi dee na ñetti dee nañ 5 dee nañ fee 10 dee nañ fee yàlla nañ ci yàlla musal yàlla na fi yem. amiin yaa rabbi. mais loolu vraiment ma ci gën a delloo jeunes yi ñu xamal leen ni du foofu. dëgg la xeex am na. mais du xeex bii ñuy wax. te et puis génération bii ñëw suba. dañuy jàng ci ñun tey. mag ñee jàngal. ñu war a mën a jàngal. dëgg la mais donc nag loolu bu fekkee tey ñu ngi koy doxee lii xew tey ci jamono tey ñu koy gis franchement bu dee noonu la ñuy demee ñu ngi wàcc suñu ànd te ñu ngi génn fi ñu nekkoon te loolu franchement baaxuwuñ ko nañu ànd ak dal te yi mel ni bu amee ku nekk na nga rester sa kër toog sa kër man loolu lay wax toujours ñaxtul nag. bon kenn terewul ñaxtu. kenn terewul ñaxtu wax sa loolu dara mais vraiment trouve loolu maanaam li ñu fiy gis léegi ci ay violence waxatuma léegi def marche fekk oto bu taxaw nga toj ko fekk ku doon jaay di daan dooleem nga dajji li mu yoroon sàcc ko loolu bokkul ci marche. waaw yenn yi moom yàq la agression la sax laay wax jël loo xamante ni yow lii bokkul ci marche bi bokkul sax ak ki ngay kooku def la dara jote woo leen dara nga jël alalam loolu jaay doole la wala agression la wala sàcc la. agression la moo tax ma ne nag bu fekkee loolu day rax suñu biir day yoon nag force loi dafa war a nekk loi continuer nag di aar population bi su fekkee nag préfet moom nee na du joxe autorisation xëy na moom moo xam réalité yi lan la mais am na cause bi ñun ñu ngi gis am na lu ñu ci gis bu fekkee loolu la franchement loolu moom jar na ko mais kenn warul tere kenn bu dem ñaxtu wax ñaxtu li ne ci moom parce que ñaxtu fi lañ ko fekk mais ñaxtu nag bu ànd ak ay toj ak ay yàq loolu nekkatul ñaxtu. dëgg la ci lu wér loolu nekkatul ñaxtu franchement foofu laay daanelee ci foofu quoi toj ak yàq moom loolu bokkatul ci ñaxtu quoi comme ni ñu koy waxee. sa ndaw ñi ñooy nekk mag ëllëg suba. donc nañu moytu loolu ëllëg. ku bëgg daal ñu séen la fu rafet. loolu buñ ci taxaw. incha allahu rabbi donc beneen question laay jàllaat comme ni ñu koy waxee donc chef de quartier. le notable du quartier est-ce que am na droit politique wala amul droit est-ce que am na droit élection jot mu ne tey parti bii laa àndal wala leader bi laa àndal yow lan moo war a doon sa cër bu ñu waree dem campagne. très bien sa délégué de quartier mooy chef de quartier
ndey di njaaxaandaay la war a demee ndey di njaaxaandaay mooy lan mooy tey suba yow mën nga nekk président suba kii mën a nekk président ainsi de suite ku fi mën a nekk président aussi boo fi ñëwee ci dëkk bi lenn rek moo mën a am ñun ku ñëw ñu recevoir la ñun xàmmeewuñu au pouvoir xàmmeewuñu opposition fii ku fi ñëw élection bu ñëwee fii kër gi ngay gis ni élection bu ñëwee leader yëpp fi wàcc dañoo bëgg lii ñun nag boo ñëwee di la ñaanal yàlla bu gën a ci yow yàlla na ko yàlla jox mais nañu ànd ak dal te xam ni jàmm lañ bëgg lii mooy li ñu xam lii mooy lu ñu xam mais amul leneen loo xamante ne xam nañ ko mais élection bu amee bu ñu ñëwee war a soxla campagne yi ñëw ñu war a soxla délégué de quartier yi soxla population bi ñun ku ci ñëw dañ leen recevoir mais politique non un délégué de quartier non moomul loolu nday di délégué de quartier nday di njaaxaay naa la tey su ma ànd ak yow tey nday di seex su ma ànd ak yow tey suba nga jóge fi keneen ñëw mais kee dana xam ni man kee laa àndal ñun waruñu sax feeñal fii lañ féete ñun loolu sax warul nekk si ñun ku ñëw ñu ànd ak yow mais lu ñu bëgg mooy dëkk bi nañ ci def jàmm ku mun a ñëw na nga indi jàmm may ñu jàmm ak liggéey mais ñun moom ay féete fii ak ànd ak kee ñun moomuñu loolu bu doon loolu la tey kon lii président jël teg suñu loxo bu doon Abdoulaye wala Abdou Diouf jox ñu ko teg suñu loxo tey ñu koy jox population bi est-ce que xàmmeewuñ ci PDS maa ngi koy wax sànq xàmmeewuñ ci nangam xàmmeewuñ ci nangam mais kantaan nag kii ngay àndal ku mu neex nga politique mais délégué de quartier pour man moomul sax féetewoo fenn ñu koy xam ci lii la féete. loolu leer na délégué de quartier amul droit ne fii laa bokk wala fii laa bokk. parce que ñëpp ci ginnaawam socialiste yi ci ginnaawam. après ci ginnaawam. su ma féetee fenn damay jeng. dëgg la boobaa nag da ngay. te njiit warul jeng léegi dañuy delluwaat ci beneen bii moom bonus lay nekk. dégg naa nag période tabaski yi day am loo xamante ni yéen dañ leen koy compal en tant que délégué de quartier dégg naa ay xaru 300000 xaru 500000 dinañ leen jox ay enveloppe yoo xamante ni peut-être ay 500000 wala 1 million pour seen tabaski loolu dama ko for rek ci mbedd mi nii xaw ma nag ndax am na wala amul donc damay laajte rek pour xam daal. macha allah noonu la ñun loolu bu ngay wax nii sax man de c'est sama papa laay wax moo fi njëkk a nekk délégué de quartier boobu sax mun naa ne juddu naa sax mais gën naa nekk xale ba nii ma toogee tey mun naa ne 2012 2013 ba léegi maa ngi toog nekk chef de quartier ci lañ ma fal man dañ ma fale par vote parce que muy li nga wax sànq kii bëgg na kee bëgg na doo fi nekk naan kii lañ koy jox bu ma njëkk mag ñi dañ doon pencoo rek fal kenn ne yaay délégué de quartier mais léegi nag ci man la commencé nag parce que bi coow li xewee bari dañu lañ def vote man dama doon dew ma ñu ma dama nga ànd ak ñoom ñu dem def vote carte yëpp féete benn côté xam nga vote dañ naan sax kii ëppal na carte mais carte yëpp ñoo féetewoo benn côté loolu macha allah loolu suñu borom moo ko indi ci man ba mu ñëwee ci man nag franchement tamit ma assumé sama responsabilité sama xol tooy na ci nag wax dëgg yàlla bu la nit ñi jëlee na la lépp mu ngi sa loxo rek yow foofu yow vraiment desalatuñu dara quoi joxuma ci kenn suukar joxuma ci kenn lem kantaan nag chef de quartier lañ leen di jox xar wala lañ leen di jox nangam ñun mosuñu ko gis fii bourse familiale bi ngay dégg sax ñun population lañ koy jox yeeyoo nañ ko yeeyoo nañ ko mais ñun man ku mel ni man musuma dugal sama bopp ci loolu bon xëy na ñuy xaar xëy na dina am mais loolu nga ma posé question léegi gisuma ko amul xar amul lenn loolu musul am chef de quartier Médoune ñu ngi lay waxaat nga def dernier mot maanaam dernier kàddu boo xamante ni ci émission bi donc looy wax Sénégal looy waxaat sa waa askan li may njëkk a wax sax mooy man dama leen di gërëm merci ci fay ngeen def di ñaan yàlla seen njort fi ngeen di xalaat seen jot yàlla leen yàlla yóbbu ngeen wes fu ëpp ko amiin yaa rabbi lii dafa neex trop quoi franchement ñëw wàcc ci quartier di laaj quartier niñ ko yoree ak niñ dëkkal niñ dëkkee ak ñoom loolu man franchement parler lu ma sawaroon la di nuyu seen directeur bi Ousseynou di la nuyu yow président bi di nuyu seen ki ngeen àndal ndaw si xaw ma seen technicien wala Fatou ma leen di ñaanal yàlla ak papa seen groupe bi yàlla barkeel ko yàlla yëkkati leen ku yàlla taxawal lu yàlla taxawal kenn mënu ko tëral lu yàlla tëral kenn mënu ko taxawal yàlla leen yàlla taxawal yàlla doolal leen sàmm leen aar leen làq leen fu yàq nekkul yàlla leen dégg ci àdduna bi yëpp barke alxuraan lii sedd na suma xol trop yàlla na yàlla kontaan voilà man nag di nuyu population bi rek lépp lu ñu ma wax rek ci ñoom la ëppee lépp lu ñu wax ci woon lu baax ci ñoom la ëppee ndax lii ma nekk tey su du loolu ñoom tey ginnaaw yàlla du fi nekk kon donc lépp lu ñu ma delloo ci lu wax ci lu baax maa ngi lay wax ni di ko seede ni ci ñoom la nekk loolu nag sante naa ko yàlla di leen sant di leen ñaan yëkkatiku yàlla may leen ngeen
dem fu kawe quoi wax dëgg yàlla ndax fii ñu bëri jaana fi rappeurs yeeg ñëpp ba ci am nañ benn boy bu génn fi temps yi passé Dip la tudd sama boy la fii la daan nekk ci man franchement bon seen lépp fii lañ ko defee mais léegi xool dañ doon toog ñu am chef ma ne waa non yàlla baax na dañ leen mës a dégg fu kenn xamul waaye tey ñu ngi tourné ñu sa boy bi dégg nañ ko àdduna woon ngal këpp alhamdulilah yàlla jëm kanam yéen foofu ngeen jëm rek yàlla barke seen liggéey barke leen ngeen jëm ci kanam jeex na loolu daal laa moom li may gërëm jërëjëf chef jërëjëf waa quartier Gazelle di nuyu suñu mag ñeeg suñu papa yi fi nekk des bi di nuyu suñu mag ñi fi nekk di nuyu suñuy sœur yi fi nekk di nuyu suñuy jarbaat di nuyu ñëpp franchement macha allah rafet na chef donc waaw may show up sama frère Dip Doundou Guiss comme chef ni mu ko waxee Gazelle sa quartier la fii la lépp commencé fii la lépp continuer donc ñu koy ñaan moom tam mu continuer ak képp koo xamante ni doomu Sénégal nga nekk ci showbiz bi yàlla jàppale la donc ñu leen di wax ni yéen a ngi seen télévision No Limit Art TV nekk ci seen émission No Limit Art tey ñu dalaloon chef de quartier donc waxtaan bi rafet na micro territoire bi askan bi wax nañu donc di leen wax ni seen présentateur la Jëli Star yaa ma gën a nëw ak équipe bi ma àndalan yéen a jàpp ci job bi ba mu yegg si fii One Love xaar leen ko fii lay xoyam-xoyamee fii la lépp di leeree bang. No Limit Art TV, la télé de la nouvelle génération. Nouvelle édition sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. No Limit Art.